ndax kuy dem làmb mu leer la leen boo duggee dañ lay daan. doo bëgg a bëre. da ngaa jàpp ne ñoom bu ñu demee dañu ne Adji Sarr ñu ko wër ñëpp bëggatuñu procès ñooy wër naan procès mais bëgguñ procès. benn. ñaareel bi complice yi ci takk fi mu toll nii ñi ngi wër kër sëriñ si ñi ngi ñaanlu ñi ngi seeti sëriñu tarixa yi ngir gën leen jege ngir ñu defal leen ay médiation. da nga si am ay preuve yow li nga ñu leer naa man am na ñu ci ñëw ci man mais am na ñoo xam ne bu coow lu jógee seen kër yi day tas. ok. gis nga audio yi ngay dégg yi. bu génnee ci place publique bi. dana bëri kër yu tas dana bëri jigéen yu fay dana bëri doom yu am déception ci seen pap na ñoo xam ne duñu xëy liggéey. man di leen ma violé. ndax dañ cee may enregistré nit. ndax dañ ciy tudd ay kilifa. su ma enregistré nit rek ça veut dire je me sens plus en sécurité. damay disculper sama bopp. effectivement xam nga audio bi Adji Sarr a ko def. pour am preuve bu mu téye moom ci li ko gars yi dugal. kon da nga jàpp ne dafa am yeneen kilifa yu bari yu nekk ci. non loolu kenn dafa am loolu dama jàpp dafa am. mën nga ñu citer lay ñu nekk non non. loolu am na ñu ci wax déjà. ñu nekk ci ñooñu weddi nañ dégg na ay nit yu bari. ñu nekk ci nguur. ak ñu neewul ci nguur affaire am na sax ay kilifa diine yuñ ci tudd. yoo xam ne laa ñu Adji Sarr seen tur. yow da ngaa déglu vocal. am na yu ma déglu. Adji Sarr moom li ma xam mooy vocal yi bu génnee dëkk bi dana yëngu. léegi nag comme que bu dëkk bi yëngu am na médiateur yoo xam ne dañuy jug dox ci jàmm bu ñu xaar bañ a agsi foofu nañ ci jug léegi. te man li ma gëm mooy ñoom bëggatuñ dem procès moo tax ñu doon wër démb incident xam nga lu ñuy cherche fi mu toll nii. Adji Sarr parce que mënoo ànd ak Adji Sarr. da nga koy protéger wàcce ko à 100 mètres. muy dox comme benn artiste bu yéeg ci podium Me El Hadji Diouf di def son show. dugg ci biir partisan Sonko yi di tontonte ak ñoom li ñu doon xaar mooy ku leen dóor. donc ñoom it nañ vigilant xam lan la ñuy def parce que ñii wëratuñ procès. Adji Sarr Adji Sarr amul chance malchance am mooy ku crédible wëru ko. ñu ko wër nii di ko jàppale koo ci jël profilam crédible. mooy ñu ne fii muy activiste yi ngeen ci tudd muy même son avocat benn nit ci crédible ci entourage yu Adji Sarr muy maître Abdou Dialy Kane moo ci gën a gàtt làmmiñ. ndeysaan. ñi ciy wax ñii ñëpp crédible muy activiste bu jigéen beeg muy ku góor ke ki leen di financé Gabriel Kane. waaw crédible. Gabriel Kane ku Macky François Hélène Gaye. Gabriel Kane il n'est pas crédible aux yeux des Sénégalais. ci nan. non du bëri na je veux pas personnaliser. mais bëri na maanaam aussi boo waxee ne crédible kay da nga koy am foo ko teg. déjà benn li ko dugal ci combat bi xam nañ ko. nan la. homme d'affaires bi leen financé nekk fii jege woon benn ministre xam nañ ko te benn artiste di ko way xam nañ ko. yow da ngay léebu nii boobu la. non léebu ma la non xaaral je veux pas citer des noms. bu siiw moo ne ci dëkk bi. benn artiste bu siiw di ko way mooy financé activiste yi yëpp ngay dégg ku góor kee ku jigéen képp moo leen di financé. moo yor lu bëri ci Adji Sarr moo njëkk a kàmbal Sonko mu échec ci Jet Setters la ko jaaroon jox ko 5 millions. appartement bi cité kër góor gi bi ñu ko luyee maa fa doon dugg xalwa kon xam nga li may wax làmbantuwuma ko. vacances patriote bii lañ njëkk a kàmbal Ousmane Sonko sotti kon li ñuy wax nit ñi làmbantuwul c'est-à-dire li la Sonko di wax ne yàgg nañu am ay écho lu wér la nit ñi ngi koy jéem a fexeel ci ay mbirum jigéen dañ njëkk a tànte sottiwul femme biñ tànte woon jox ko xaalis 5 millions lépp nit ñi xam nañ ko Sénégal dafa gàtt ñëpp a xamante. ñëpp a xamante loo def rek nit ñi dinañ koy ñii monte garde fii ñii fanaan fii am nañ ay xarit am nañ ay sëriñ am nañ ay taalibe donc ñëpp ay demlante yëf yu umpewu Adji Sarr lekkukaayu xaalis. point ñi ciy wër di wax procès bëgguñ procès traîner yëf yi lañ bëgg di jot ay subvention di jot ay xaalis lekkukaay la du leneen. te xaalis yooyu ñuy jëlee yu ñuy yaakaar noonu day jógee. ci temps xaalis yi ay nit yoo xam ni yëf yi leer arrangé wu leen Sonko accéder au pouvoir tey arrangé wu leen ñi ngi gagné marché tey ci temps ñi ngi jot marché ci temps jege nañu homme politique bi wala lii. jàpp nañu Sonko seen danger la ci ñoom. kon xaalis bi jógewul ci président de la république. jógewul ci Macky Sall jógewul ci nguur gi dafa am feneen. man li ma xam jógewul ci Macky Sall très sincèrement. kon complot bi ñu wax ni Macky Sall moo mais complot bu leer la non li nit ñi di wax. mooy c'est son régime. pas Macky Sall. Macky Sall bu doon comploter danañ ko dénk ñeneen que ñii quand même. mais lu wér ba wér mooy ay nit a tëgg seen complot yàq ko ngir doon ut lu ko neex mooy échec. ay nit a doon ut lu ko neex foog ne buñ ko defee danañ def lu ko neex tëgg seen complot baaxul ñu yàq ko parce que yow
boo suivre live Mollah ak ni scène bi demee ay nit yu wér danañ jël certificat médical bu wax ni kii ci 24 heures amul rapport sexuel di ko déposer pour plainte da lay wan na la ay cuunee ko tëgg. donc loolu dafa mbir boobu bi ci Mollah àggee rek man laa gën a gëm ne Mollah mi li muy wax rapport bu leer la parce que man loolu moo newoon sam problème waa xale bi ay nit yu jege nguur jël certificat médical bu ne amul rapport ci 24 heures moom lañ déposer plainte mais à quelle fin. moo tax bi Mollah situé loolu na ñëwoon ci oto ba kenn jàngu ci waa ne ok kii daara la jàng kii dañ ko ñëwoon jël kaay fekkee docteur bi dafa sele woon affaire bi xamul lu ci ne buñ ko xamul duñ déposé loolu ci plainte parce que loolu moo màbbal seen combo. loolu moo kii woon capitaine Touré. certificat médical bu wane ni kii ci 24 heures yi fekkut ak góor te déjà fekk na góor lu yàgg. donc loolu moo màbbal thèse mooy li ñuy wax naan viol première sukkandikukaay bi mooy certificat médical ñoom moom lañ njëkk a perte. yaa ngi wax sànq ci benn côté di wax des personnes yoo xam ne amaana laale nañ à l'intérieur du dossier. Est-ce que aujourd'hui par rapport ak li ngay am ci ICO. mën nañ jàpp comme une confirmation par rapport à la personne de Mamour Diallo bi ñu ciy cité souvent. Mamour Diallo moom chemin yu laal dossier bi yëpp ça remonte à lui. chemin yi ñu ciy tudd yu bëri. ça remonte ci moom. te Mamour Diallo mooy 94 milliards yi non. mais chemin yëpp mène vers Mamour Diallo. léegi nag moom laaj du moom justice dinañu édifier. Inch'Allah. mais chemin yëpp remonte à lui. D'accord. nu ñu mën a comprendre kàddu yow Adji Sarr yi une fille tellement boo ko xoolee nga ne kii dafa gëm li muy wax dafa am yaakaar ci li muy wax te ba mu duggee moom ak Ndeye Khady Ndiaye gis nañ ni. même assurance boobu la indi. ba ay kàddu waaw ay kàddu jip na fa. ba mu jotee que kii di maître El Hadji Diouf ay nitu pouvoir la ngeen ne la nguur gi yow la àndal kii seen opposant la dañ ko bëgg éliminer par A ou B nguur gi yow lay jàppale. scénario bi sax baaxul moo bi mu njëkk wax da ko raté. mooy. am na lu mu bëggoon wax ci justice. je suis dit oui au procès. waaw raté ko après ma je dis oui au procès. je dis oui boo seetaanee vidéo bi muy doog di ñëw agent bi dañ ko bëggoon écarter maître El Hadji Diouf dal seen kaw ne leen bàyyi leen jàmbur elle est libre comme l'air day circuler parce que dañ ko bëggoon épargner bain de foule bi mais moom loolu lay chercher Adji Sarr nit ku crédible mooyul ci lii soxna si est-ce que du règlement de compte mais est-ce que du maître da doon may ñi nga xamante ni ñooy opportunité taskatu xibaar yi. ñu dégg Adji Sarr itam ñu gis ko parce que depuis sa première sortie tamit amaatuñu ci moom benn image wala benn. waxoon naa ko fii plateau bi ak ñii. Adji Sarr dañoo raté woon benn casting ci première sortie loolu la ñuy jéem a dabaat dafa génn Sénégalais yi critiqué lu bëri ci communication xëy na sax am na loo xam ne waruñ ci dugg muy personne physique am. ñu tëj ko di ko jox mu lekk di ko diw. di ko defar xoolal Maître El Hadji Diouf bu génnee day insister ci physique am dafa génn gën a jongom dafa génn gën a neex astafurlaa ci ñi may dégg maanaam actuellement dañuy insister ba ñu jaay kii physique la yor boo xam ne buur bu mu wéetal nga dal ci kawam loolu la ñuy jéem a def ci bopp sénégalais yi. te pourtant loolu am la parce que photo yi ñu gisoon tout au début de l'affaire Adji Sarr est complètement belle. léegi ñu juste peut-être après problème bi la jéer am jël problème ko et tout. c'est-à-dire ñii dañu raté man mënuma ko gis nga jigéen buñ siif am na ñoo xam ne seen jëkkër bu leen tegee loxo ñu daw dañuy am traumatisme am psychose parce que da leen di sonal am na ñoo xam ne ci lañ gëj a dugg ci néeg wala salle bu ay góor rek nekk mais yow jigéen bu ñu siif nga gën a kontaan gën a liberté di def ay snap di ñaawal di c'est-à-dire ñoom dañu raté lépp. mais Françoise nee na tenté na ay yoon suicide ban fan la ko tenté. Adji Sarr nee na benn bi sax ci néeg ba lañ ko fekk daawoo maître El Hadji Diouf ba moo ko wàll si wàll parce que elle est traumatisée. ñoom xam lan la ñu war a wax nit ñi lan moo ko traumatisé foofu. maanaam. ñoom lan lañ ko ñoom lan lañ ko def ba mu traumatisé wu. traumatisme mën na ne mais lan lañ ko def ba mu traumatisé wu. lu tax rek ñoom dañ ko war a def dara pour mu traumatisé wu. parce que moom est-ce que viol bi yaa wax ni comme ni nga ko waxee léegi ne kuñ viol da nga traumatisme Adji Sarr bi fi ñoom bi ñu lay waxu traumatisme Adji Sarr fekk na Adji Sarr bombardé la ay snap yu bëri yoo xam ne elle faisait la fête. kooku moom traumatisme ki dëkkoon fii Waterfront doon génn di ànd ak ay garde corps moo amoon traumatisme. Waterfront la dëkkoon. Adji Sarr fi mu ne nit ñi xam nañ ko. jamono jii nii xam nga. non jóge na foofu. nekkoon na Waterfront Sénégal dara umpeewu fii. nit ñi ñëpp a xamante ñëpp a xam lépp gis nga dossier bi teewuñ ci dara. vis-à-vis du procès. xam nga mën naa benn question.
tey gis nañ Maham Diallo avant son arrivée. biñ ko falee juste. am na yenn maanaam appréciation yu amoon par rapport ak moom ak déroulement aussi am déjà appréciation yoo xam ne amoon nañu ko tey jii ñu gis mu yegg si par rapport ak ci dossier bi. posture bi mu njëkk a jël mooy woolu Ndeye Khady Ndiaye mais vis-à-vis de la confrontation. ban appréciation nga am ci personne bi. bon man am na lu dal sama xel am na lu dalul sama xel parce que man dama jàppoon ne Maham dana surprendre li ëpp ci Sénégalais mooy day teg yëf yi ci yoon mais pression bi ci ginnaawam la mënul dara parce que lenn nit bu lox kenn nax on est en politique dossier bi dafa laal politique. suba Ousmane Sonko non-lieu viol amul Macky Sall jox na ko dëkk. foog ñu ut ñoom it sortie bu gën a équilibré ci ñoom et puis posture Sonko seen ginnaaw buñ ko setalee pare lan lay doon ndax da leen di topp ndax ñi ci taqe dañ leen di topp ndax buñ leen toppee dañuy wax ni kilifa diw yëgaloon naa ko wala ba mu amee wax naa ko c'est-à-dire chaîne buy remonté la moo tax ñoom foog ñu ut sortie bu rafet ci ñoom sortie boo xam ni duñu perte seen plume yëpp parce que on est en politique mais yi ñu wax ni moo fa am mënul nekk parce que Maître El Hadji Diouf su fekkee li ñu wax moo fa am da doon jéem a corrompre Ndeye Khady ci naka. dama laa yërëm ki ngay wax nii naan mooy Hadjibou Mamour iPhone 12 la yor ay roulant 4x4 ay millions lay dépenser par jour moo yow xoolal sa bopp waroon nga nekk ci lim ne est-ce que loolu jaar na yoon su fekkee li journal yi bind ni looloo fa nekk tentative de corruption la loolu. guerre des mots moo fa amoon ah. waaw mais guerre des mots parce que gis nañ dégg nañ tamit. mais confrontation diggante Adji Sarr la ak Ndeye Khady pas Maître El Hadji Diouf. mënu woon dégg kàddu yi Ndeye Khady di wax. moom moo bët moom moo bët day waaw wax ne maître moo bët Ndeye Khady. moo ko attaqué noo ko procès net nga da nga doon utiliser xale yi. Adji Sarr Ndeye Khady riposte. ba menacé ko tuddal ko ay ayib. donc liñ jàpp daal man. mais ma xam ak procédure bi ñu ko man ma tàmbalee xam yëpp nga man ma xam mettre en cause liggéeyam. non man ma xam mettre en cause liggéeyam man dafa am lu ma d'accord ak lu ma xawuta ñaaw njott tuuti ci moom xam nga xamuñ ko dañ koy door a dénk dossier am naa tuuti lu ma rafet njott ci moom ndax man jàpp naa ni dana dem jusqu'au bout ci dossier bu mel nii. de manière objective ou bien. de manière objective léegi nag il n'est pas trop libre. ah bon dafa am ministre de tutelle yow tamit. fii d'accord. la justice ñoom ñoo ko wax du samay wax ñoom ñoo ne indépendant wuñ donc seen loxo nañ ne président moo taxaw waxit ne ay dossier da ciy teg concam du samay wax moom moo ko wax devant tous les Sénégalais donc loolu dana tax ñu xam ni dana am orientation wéewu noo mais man li ma jàpp mooy ma xam peut faire surprise ci Sénégalais yi man gëm naa ni dossier bi dana jaar yoon ci àtte. d'accord alors. man bëgg naa xam Ndella tey boo defee jàngat un peu dégg nañu Cheikh bi lu mu wax.